Peace 360 initiative is a movement that is a global movement and international organization that is also currently operating in the Gambia and 10 more countries across Africa and the wider world. So at Peace 360, what I do is to coordinate all other country representatives in different countries like Ghana, Burkina Faso, Sierra Leone, Nepal, Sri Lanka, and so many other countries that I coordinate the country representative in those countries in implementing their actions or in implementing the Peace 360 activities, and also to establish more Peace 360 organizations in different countries as well. So that's what we do. And then part of the things that we do at Peace 360 includes the Impact Project. The Peace 360 Impact Project is an annual program that is organized by Peace 360 on three main aspects. One is feeding, and the other one is tree planting, and the other one is mental health sensitization. These are the three aspects of the Peace 360 Impact Project. But not only Gambia, but all other countries also are doing the same thing in their various countries. And this year, the Peace 360 Impact Project is focusing on feeding 2,000 children across the world and then also planting 2,000 trees. Luckily, Gambia is part of the team, and we are targeting to feed 500 children and also plant 200 trees in some part of the Gambia. That includes Fast Chaho in North Bank region and Fast in Upper Salom. So we are in Fast today. That is for the first phase of the project. The next one will be on the 22nd, which will be at Fast in Upper Salom. So basically, this is about the Peace 360 Annual Impact Project, and this is the third time that we are doing it in this country. The last one that we did was in Basse and also in Burfoot. We also had one in Gen Sanjal. So we are continuously doing this project, and we hope to do more and more of this kind. This is a very laudable initiative, coming here to help the students who are in need really of this food item that we brought. And also the sensitization that you have done at the madrasa, inviting the communities, the head of the communities, VDC head, and the alcalo, the imams, they're all here. And really the sensitization was very, very timely, as we're living in a very dangerous time, especially in the times of climate change, where there is a need to sensitize the people concerning the falling down of trees. It is very, very rampant in this area. And I'm really sure that they've got the message. It's quite important that if it is necessary to fell down trees, they should at least replace them. Nuyu naa leen yéen ñëpp seen tur ak seen santa di jégalu nag oote kilifa moom na ko kay fekk si ma fu ma la oo loolu tamit nekkul loo xam ne daal lu ñu gënal la waaye suñu waxtaan bi nu mu demee moo tax ñu ne oustaz ne pour mu oo leen ñun ñëpp ñu waxtaan parce que bëgguñoo ñëw fii ba pare dem waa kilifa dëkk bi tamit xamul ne ñu ngi fi loolu moo tax ñu oote ndaje bi ni daal. Man nag maa ngi tudd Mariama Sallah maa nekk global team coordinator Peace 360. Peace 360 nag mbootaay boo xam ne la nekkul Gambie kese ñu ngi nekk si yeneen fukki dëkk ak lu teg fukki réew ak yu teg yoo xam ne ni Peace 360 mu ngi fa bokk na si Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Sierra Leone,
ak yeneen ñoo xam ne nii ñoom tamit bokk nañ si Peace 360. yàlla def na nag man bokk naa si ñu commencé organisation bii nii especially Gambia parce que suñ njiit bi US lañ nekk ay ñoom tamit ay nit ñi ñoo xam ne nii pour jàppale nit ñi rek moo leen tax a jóg. buñ commencé loolu nag ma ne leen ne ñu indi programme bi tamit Gambia ñun tamit ñu xool naka la ñuy mën a jàppalante ñu def yu mel nii ak yeneen yu ëpp loolu noonu loolu moo tax bu ñu starté Peace 360 Gambia si leen continuer ñu ne waaw Gambia ñu ngi def programme yu bari lan moo tax waruñoo mun a ubbi yeneen programme si yeneen réew yi sant yàlla léegi nii am neen fukki réew ak yu teg yoo xam ne ñu ngi amee Peace 360 ñu def ma nag seen njiit boo xam ne nii damay xool Peace 360 yu nekk si yeneen réew yi yëpp yuñ nekk di def deema foofu waaye time bi si jamono mobile lañ nekk so programme yi ñuy def yëpp mun nañuy communiquer ñu xam si lan lañ nekk soo leen xoolee suñ baana bi di ngeen gis impact project Peace 360 kii nag maam Yaasin la moo nekk ne la si tutum garab yi ñu dee def si loolu la bokk nga am bi yeneen programme yi ñu dee am comme dajale ay ndaw yi waxtaan ak ñoom bii suñ impact project bu ñu defoon daaw am na benn boarding school boobu tamit daara la waaye xale jigéen ñi rek ñoo fa nekk foofu lañ defoon ñooñu lañ demoon jox lekk so moom mi ne suñ Peace 360 impact project bi at bu nekk lañ ko dee def bi mu nekk suñ ñetteele at bi tree planting mooy tutum garab bu ñuy def and then mental health mooy waxtaan si affaire mental health tey nag jot moo amut moo tax duñ mën a waxtaan lu bari si yooyu ak den feeding bi mooy tooga ay lekk jox ko xale yi tamit lu tamit bokk na si lu ñoo def soo leen gisee fii tamit di nga gis feeding programme ñu ngi ko binda feeding 500 children moom mi ne xale yi nii bokk nañ si ñoo xam ne ni dañ leen bëgg a dundal tey tooga jox leen ñoom ñëpp ñu lekk am na beneen dëkk tamit bu ñu war a dem foofu tamit Fass la tudd ren moom Fass lañ cuus boobu tamit Fass la Upper Saloum la nekk ak Fass bi so suñ boolantee loolu xam nañ ne mun na mooy ëpp sax 500 xale waaye suñ compte bi daal loolu lañ fa def ne dinañ dundal 500 xale ba pare dinañ tudd 200 garab fii nag garab yi ñu fi indi bariwul am nañ fi 25 garab rek lañ indi parce que xam ne ne time bi nekkul nawet ba pare mun ngay tutu garab yi tamit noo bëggee mu demee du demee noonu waaye bokk na si suñ projet bi pour ñu def ay tutu garab loolu moo tax dinañ tudd tuuti suñ demee ba nawet bi jot ñu eggal lu si des waaye si suñ programme bi la bokk tamit projet nag Gambia bokk na si loo xam ne ni nit ñi duñ dee óolu léegi parce que gis nañ leneen ak leneen luy xew nit dina ñëw ne la ne dama bëgg a dimbale seen nit ñi jël ay nataal dem defee ko leneen lu utee ak lum la wax loolu moom bari na loolu moo tax bu ñu ñëwee bu ñu ustaas ubbilee bunta bi wax dëgg yàlla ñoo xam ne óolu nañu te ñun tamit ay Gambien leen yoo xam ne ni amewuñ projet bu mag boo xam ne dañuy dem binda proposal ñu bindal ñu 100,000 wala 200,000 ñun suñu organisation bi nekkul façon organisation boobu waaye bu ñu dimbalee si xaalis lu mu ndaw bu dee ne 15,000 wala 20,000 ñun tamit ñu xool suñu exécutif yi ñaata lañ mun a teg ak ay leetar yu ñuy bind si yeneen organisation yi ñu boolante loolu ñëw xool naka la ñoo jàppale xale yi especially xale yi parce que bokk na suñu impact project bi moo mi ne xale yi dañ leen dee toogal lekk jox leen tamit ngeen jégal ma si olof bi nag waaw so bokk na si tamit lu ñu am si programme bi mooy ne comme que dañuy liggéey ak ñoo xam ne ni nekkuñ fi baax na si ñuy am ay nataal loolu moo tax démb tamit waxtaan nañ ci loolu ñu ne suñ ñëwee fii dañ am lu ñuy wax consent form boobu paper boo xam ne la dañ ko bëgg a jox képp koo xam ne si moom lañ ñëw pour ñu wan ko ne ko nataal yi ñuy jël nii pour suñ programme bi kese la jëluñ ko pour leneen bu boobaa yow su fekkente ne yow gis nga ne ñun ñu ngi utiliser sa nataal yi wala leneen si loo xam ne nii passé bokkut ak ñun lu ñu tax a jóg ñu xam ne tamit lii nekkutoon loo xam ne moom ngeen waxoon loolu moo tax ñu am ñii parce que tubaab wala koo xam ne nekkul nit ku ñuul léegi sax nit ku ñuul sax dañ gëm loo xam ne dañ koy gis bu ñu amee programme rek bind ne ok ñëw neen Fass Thiaho def nañ fa programme jox neen 300 xale gisuñ benn nataal gisuñ benn dara lu mën a wane ne ñi def nañ lii loolu tamit daanaka mégut sens loolu moo tax ñu am media bi fii nii tamit xam naa ne nag nekkul ñëpp a dee bëgg a nataal ngeen jéggal ñu si loolu waaye bokk na si programme bi daal loolu moo tax ñu indi ko léegi garab yi ñooy tudd nii tamit bëgg nañ mais bi benn at wala ñaari at ci kanam ñu ñëw ñu ne garab bi de bokk na si garab yi ngeen indi woon fii te gis nañ ne léegi màgg na daal parce que amoon nañ fi tuddum garab jaariñ Mahmoud Fana Jaafay ak Dingiraay man nag waa Dingiraay la demoon nañ fa daaw tudd woon nañ fa 200 garab ak juróom fukk
garabi lekka yi rek buñ demee jaariñ tamit ak Mahmoud Fana ak Jaafay tamit tutu woon nañ fa ay garab si school bi ak yeneen garab tamit si dëkk bi soo tutum garab moom bokk na si lu ñuy def waaye comme bëggu ñooy tutu garab rek wala ñu joxe lekka ba pare comme amul benn impact loolu moo tax suñu projet bi tudda impact project parce que bu ne lu ñu def tey su ëllëgee ñu mën a wane ne lii lañ def waaye gis nañ ne projet yu bari daf dee am sustainability nekku fa da ngay def projet nga ñëw benn weer ñaari weer xamuloo sax fan nga defoon projet bi loolu nag nekkul loo xam ne luñ bëgg la te bëgg nañ ëllëgee suñ ñëwee fii même bu dee ne benn garab lañ fi tutu bëgg nañoo ñëw ñu gis ñu kontaan si loolu comme garab yi ñu am jaariñ yenn saay suñ benn nit dem foofu noonu nataal wan ñu ne garab bi ngeen fi tutu woon léegi moom garab bu mag la ñoom ñu sante loolu yàlla parce que diine tamit wala lenn loo xam ne def nga ko si diine ji rek yàlla moo la ko dee fay waaw ñun ñëpp si loolu lañ jublu daal léegi nag kilifa yuñ fi am nii ñun tamit bëgg nañ ñu defal ñu ay ñaan parce que ñun ay ndaw leen te ñu ne ku la mag moo la ëpp expérience waaw ak loo jàng ak loo am expérience ku la njëkk si àdduna bi rek moo la gën a gis lu bari moo la gën a xam lu bari tamit loolu tamit bokk na si lu tax ñu oote pour yéen tamit ngeen gën a ñuy defal ñaan yàlla dimbale ñu ñun tamit si luñ jublu nii ñu gën a si am ndam daal waaw loolu tamit bëgg nañ ko tamit ñu ngi jaaraamal oustaz wax dëgg yàlla amuñ benn jafe-jafe si buñ buggee programme bi ba tey parce que Lamine Ndour moo nekk suñu regional coordinator bi moom moo def communication bi yëpp te ñun luñ def rek mooy fay suñ paas jënd suñ bagage ñëw si tooga bu ñuy def nii nekku ne dañ jënd ay lekk pour indi rek jox leen waaye ñun dañ bëgg ñun ñu bokk si tooga bi ñëpp ñu gis si seen boppa ñoo xam ne ñii de nekkul ñoo xam ne dañuy dem order benn bagage rek indi wala joxe ay biscuit wala dem restaurant ñu defal ñu ay pasur la ñu indi ko loolu nekkul loo xam ne moo ñu gënal loolu moo tax démb buñ ñëwee ñu indi soble ak yeneen yooyu noonu wax dëgg yàlla seen waa kër jàppale ñu bu baax ñu defar yooyu noonu yëpp moo tax daanaka pare nañ wax dëgg yàlla ñu sant si yàlla lu bari di sant kilifa yi tamit seen waxtu bi ak nuñ xat-xat ngeen bàyyi seen time bi yëpp ñëw fii nii loolu tamit ñu ngi leen si njaaramal bu baax di leen wax jërë ngeen jëf. ok salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngeen nuyu alkaali di nuyu imam di nuyu VDC ci amaan bi di nuyu borom daara ji sëriñ Ma Omar ak suñu xalifa sëriñ Modou Sakho ak kilifa yi fi toog yëpp di nuyu xale yi nga xam ne ni tey ñoo tax ñii ñëw fii di nuyu xale yi nga xam ne tey ñoo tax ñii ñëw fii di nuyu Peace 360 seen délégation bi ñëw fii ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen wan ne kontaan nañ bu baax a baax ci liñ dégg ci seen kàddu yéen 360 mooy ay ndaw yoo xam ne dañ jóg pour dimbale ay xaleel loolu lu am solo la man nag ma bëgg a waxee si ñetti point rek ba laal ñeneent bi boobu laay mujjee waaye ñetti point yi ma bëgg a laal mooy Ibrahima Ndiaye wax na ko fi di VDC chairman mu ne boo bëggee invest tomorrow jaarale defal si xale yi te loolu moom ngeen jóg te yaakaar na xale yi ngeen jóg pour ñëw fii pour dépasser ñoom lépp lu ngeen dépasser ñoom du ngeen ko rëcc because ñii tey amuñ dara lu ñoo def fii lu mooy jàng alquran jàng xam-xam dem tool liggéey bu waxtu julli jotee ñu dem julli kon ñooñu ku dépasser ñoom yow li nga dépasse loo ko ci perte kon loolu am na solo trop beneen bi mooy li nga xam ne ni mooy garab Ibrahima wax na ko fi Ibrahima Sakho wax nañu lan mooy njëriñu garab dama bëgg rek ma wax ne comme ñun Gambia dafa am système buñ miin ñun nit ñi nag ñoom ñoo ko war a jeexal ndax suñ suuf bii boo jëlee batañte ak jaxatu biñ bayee Sénégal ak jaxatu ak batañte biñ bayee Gambia nga denc leen juróom benn weer boo demee batañte biñ bayee Sénégal doo ko mën a lekk bi ko dina fekk mu nëb bi ko suuf biñ am ñoom dañoo use forcé enough mot fertilizer la ñoo use pour seen gàncax googu mun a màgg ñu mën koo jëriñoo kon ñun suuf biñ am bu fekkee ne ni Ibu wax continuer nañ di ko def danañ continuer di jëriñoo suñ suuf bi bu baax a baax a baax te Gambia jamono bi mu toll nii nguur gi si boppam ñu ngi waxtaan at the National Assembly level pour gis ne di yëfi engrais bii
ñu jël ko fañ ko jëlee woon ñu teg ko foofu jël li ñu wax natural fertilizer mooy fertilizer boo xam ne amul chemical mooy bi nga xam ne ni moom la ñoo baxi ñun di ko seetaan fii war koo mën a jëriñoo te duñ koy jëriñoo Ibu wax na ko bépp xobi garab bu wàcc ci suuf fertilizer la buñ ko jëriñoo buñ ko jëriñoowut tey boo amoon gasoon sa pax nii lépp lu xobi mango yoo for këyit yi nga for ko nga sotti ko fa di fa def ndox boo ko loolu engrais la boo xam ne ni mun naa use ay xati xat ci suuf bi nga ko sotti te loolu ñu ngi ko fi bàyyi di dem te nas nguur gi li ñoo dépasse jamono biñ toll nii si fertilizer at bu ne waxuma liñ ko jaayee liñ ko jëndee de liñ ko subsidize mooy saako bu ne liñ ci tegal baykat bi juróomi téeméeri million la ak lu topp ren ñu ngi budget juróomi téeméeri million ak juróom ñaar fukki million ak juróom loolu lañ budget pour ko subsidize ci engrais déwén loolu buñ ko jëloon ñu am compagnie yoo xam ne ñu ngi defar fertilizer bu local fertilizer am na boo xam ne mu ngi defar fertilizer ci Gambia saako bi mu ngi koy jaay 800 tey bu fekkoon ne nguur gi jëloon na 500 million boobu noonu dugal ko ci compagnie boobu ñu subsidize ko ñu jaayee ko baykat yi 300 kon ñëpp danañ am engrais boo xam ne ni dana baax suuf bi dana dellu fa mu nekkoon te ñu xam ne gis nga gerte bi ñoo bay Gambia ñun suñ gerte bu jaarut beneen dëkka du mën a dem bitim réew suñ gerte bi ñoo bay bu jaarut beneen dëkka ci turu beneen dëkka duñ ko mën a jaay bitim réew Gambia mënuñoo génne seen gerte bi dem jaay ko China mënuñ koo génne dem jaay ko America because li ñoo use ci chemical ci suñ gerte yi kon loolu because danañ use poudre danañ use engrais danañ use leneen lu dul loolu te loolu lu bëri dafa yàq suuf bi bu baax a baax ñu góorgóorlu comme ni ko Ibu waxee képp ku daane garab ngir yàlla nga sampu garab te kontaan nañ bu baax a baax ñun beneen bi maa mujjeele mooy ñun as area council all this what you people are doing is our responsibility kon bu ngeen ñëwee pour def lii si suñ tund bi ñun dañ ci am kontaan bu baax a baax because gis dégg daa nga tudd fi ngeen Sanjal because li ko dalee baara ba Polodi ñun si suñ responsabilité la bokk si ñun la ñoo fay tax ñun ñoo war a jël tax boobu delloo xaat ko si ñoom te lii ngeen di def is part of our responsibility pour ñu gis ne ñu serve the people that are paying tax on us if you people are doing that for us why not we support you li ma bëgg a wax rek mooy foofu mooy dañ leen ñaan we invite you as at the council ngeen ñëw ñu do what you are calling memorandum of understanding su ko defee ñun ak yéen ñu sign loo xam ne ni ëllëg yow bépp projet bu ngeen def fii ëllëg sustainability bi dana nekk in the head of council because lii suñ problème rek mooy danañuy samp project waaye kan moo ko sustain loolu mooy suñ jafe-jafe te every development bu ñëw si réew mi dafa war a pass through council bu fekkee ne pass through council mooy responsibility am pour mu gis ne maintain nañ those projects and inshallah bu ngeen ñëwee ak si ñun man am the vice chairman of that council I am next to the chairman bu ngeen ñëwee ñu toog ñu waxtaan ñu sign memorandum of understanding boo xam ne dana mentionné yéen seen liggéey dana yomb si réew mi bépp jafe-jafe bu ngeen am si réew mi ñun danañ mën a jóg ñu bail leen out we back you si based ko on the constitution of the local government act so loolu ñu ngi leen di ñaan loolu ngeen ñëw ñu toog ak yéen ñu def memorandum of understanding yooyu because ñun as a council ñun suñ chairman bi barki démb rek la jógee Asabadian si COP 29 bi am na agreements yu bëri yoo xam ne ni def nañ ko fi lii bokk na si li ngeen di def ni pour maintain our environment ñu delloo ko fi mu nekkoon so loolu dafa am solo trop kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne kontaan nañ bu baax a baax as a autorité pour ngeen ñëw si suñ suuf di def lu mel nii te ñun suñ responsabilité la woon waaye ñu ngi leen di wax ne lépp lu ngeen def fii du ne da ngeen koo sànni da ngeen koo def fi ngeen ko war a def te incha allah ñu ngi leen di wax ne bépp jafe-jafe boo xam ne ni dugg ngeen si réew bi ngeen am ko fa let us know so that you can also work hand in hand with you so that ñu gis ne li ngeen aim ak seen objective bi ngeen achieve ko because mooy to serve our people and these people are the people that elected us to this position that we are then we are the people that responsible of whatever they need in terms of development and any other things ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëm alkaali di gërëm kilifa yëpp teew fii bay seen soxla yi di gërëm sëñ bi bu baax a baax di leen wan ne maa ngi koy gërëmaat beneen yoon because tey bu ngeen ñëwoon mu ngeen waxtaan ak moom mu ne leen déedéet Fass daf koo ñàkk sëñ bi lii la gis nga mbir
gis nga àddina buy dox buñ doxut ànd ak moom dam ñu fi bàyyi te àddina bi yéen ñi jàng alxuraan xam nga ne alxuraan jamono bu nekk dafa dëppoo lii dox si àddina bi kon nag bu jamono ñëwee pour jege la yow nga toog bàyyi ko moom dafa dem bàyyi la fa yow nga toog fu nga toog ñu ngi leen di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen siyaare di leen ndokkeel bu baax di nuyu gan yi di leen sargal bu baax di leen sant ci seen ñëwin fii kontaan nañ ci ndax yokkute rek lañ ci gis ak tawfiix ndax lu baax la te lu baax ku ne ko soxla su yàlla defee ngeen indil ñu ko fii ba ngërëm leen ci bu baax di ñaan yàlla dooleel leen te gën a dëgëral seen mbootaay yi fa ngeen bëgg mu àgg fa. kàddu yi du gudd kàddu yi sant yàlla la ndax su ma rak Alaaji Ma Omar mu ne naa ko gërëmal mbooloo mi mooy kilifa yi toog di soo ba léegi ñu ngi fi te baxee ko beneen programme ñëwaat fii kon kilifa yi Alaaji Ma Omar ne la jërë ngeen jëf ndax gis na seen taxawaay oote neexul nga oote ñu oysi la sante ko yàlla kon bi nga ootee ñu oysi la wax dëgg yàlla gërëm nañ ci loola moo naa oote doo gis kenn bu la gis benn ñaar te fekk sax xëy na bañ ñëw jot lañ amul waaye dañoo bay seen itti yëpp ak seen ñàkk jot bu ñëw toog fekkee la si leen lii di wane ne lii suñu mbir la ñoo ko moom kon wax dëgg yàlla képp ku teew fi jotaay bi fii Alaaji Ma Omar ne la jërë ngeen jëf sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax yal na yàlla fayante ak yéen xale yii nga xam ne moo tax mbir mi ñëw ngi ñaan yàlla yal na leen yàlla dimbale bañ man alxuraan xam-xam boole ko xam wërsëgu yaawu leew ñu ngi jégalu ci kàddu yi wartoon a gudd kàddu yi sant la gërëm nañ bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di nuyu borom dëkk bi alkaali bi ak mboolem ñi fi teew sëriñ Modou mi xalifa bi Ma Omar mi borom daara yi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm benn kontaante rek lay feeñal ci wax ji bala maa ñaan mooy nit soo bëggee dimbalee doom da ngay dimbale yaay njëkk soo dimbalee yaay dimbale nga doom waaye boo dimbalee doom rek ba yaay du tax doom ji mën a dox luy loolu mooy mboolem jàngukaay mboolem xam-xam alxuraan mooy seen ndey kon tey bu ngeen ñëwee ci daara alxuraan bëgg a dimbale waa daara kon yéen a ngi dimbale yaay moo tax li ngeen def nii lu am solo la luñ kontaan la te daara ji ngeen gis nii looye bi njëkk a wax fii daara ji moo ko produce fii la jóge jàng moo ko alxuraan jàng xam-xam door a dem nekk looye Vice Chairman Area Council fii la jógee ci daara ji kon balaa ngaa dimbale doom da ngay dimbale yaay ñu nga am kontaan bu baax ci seen taxawaay di leen ñaanale di sàkku yàlla xale yëpp dañ leen ñaanal seen mbootaay gi gën a dem ci kanam kontaan nañ boo baax ci turu imam yëpp kon ñu def ñaan auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ولا بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Good day to all of you. I go by the name I'm Yasin Sajo, the Vice President of Peace 360, the Gambia Initiative Chapter. We are here on our annual Impact Project, which happens every year. Today we are at a village called Fas Omar Saho in North Bank region. Our main purpose of coming here today is for the Impact Project. As you can see, this is our Impact Project for this year. We are based on 3 activities, which is the tree planting exercise, the mental health awareness, and also the feeding program. With our impact project, these are the 3 areas that we focus on, which is tree planting, mental health education, and feeding program. Like I said, we are in a village called Fas Omar Saho. This is the village that we choose this year because we believe that we have needy children in this village, which you know that we can feed them. We are to feed and sensitize 500 children and planting 200 trees. So in this area, we'll be able to feed 250 children in Fas Omar Saho, and the other one is going to be in Fas in Upper Salom, which is going to be on the 22nd December 2024. That's at Fas in Upper Salom. So this is the impact project in which we do every year with Peace 360 the Gambia. What are some of the challenges that you face? Some of the challenges that we normally face sometimes is sponsors or collaboration with other associations, which you know that sometimes we write to them for them to help us, not in anything but either in kind by supporting us, because we do the feeding program in which you know that we have to cook and give to these children. So in terms of food distribution, we find it very difficult within ourselves because not sometimes all the members attend. So, but if we have other people from other organizations whom are voluntary, because it's a voluntary association, we are not being paid for, it's an NGO, which has been standing for almost 3 good years now. And our motherly organization is in America, and we are funded by them with the help of the children in America. So that is all about the association. Some of the challenges that we face sometimes, like I said, is support from other initiatives. And the other one is going to communities which you know that people might think that we are just there for our own interest, not knowing that we are there to help them and also to sensitize people concerning about our association. Currently, we are having almost about 300 plus members who are in Peace 360 because we have a link that anyone that wants to join. But we also have membership form where you know that you'll be given a card and also a form to fill to show that you are a member of Peace 360 the Gambia. We normally have our annual meeting every last Saturday of every month. That's our annual meeting that we normally have. So whosoever that want to join the association, you can join. We have our link that we normally share. Or you can just type Peace 360 the Gambia, check us on Facebook, and you will see us. And when you write your name, we can tag you and tell you the necessary procedures that you have to follow to be a member of Peace 360. My final message is going to everyone out there. Let us help to encourage these little children and also to help the mental challenged people, especially the mental challenged people. These are the people that we should be closer to, communicate to them, make them feel that they are part of us rather than neglecting them. And also let's try and be planting trees. If a man should cut down a tree to build a house,
be ready also to plant a tree to save a life, because we say planting tree means saving life. Here we have Ustaz Omar Saho, the owner of the Islamic institution in which we came to attend to do our impact project here in Fas Omar Saho in NBR. He is Ustaz Omar Saho. Okay, Ustaz jërëjëf. ñu ngi nuyu waa Peace 36 Peace 360 60 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di kontaan ci seen yëngatu bi ak seen teewaay fii ngir ne bi ngeen ñëwee wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla bu baax baax ci ni ngeen ñëwee da ngeen a isi yu am njëriñ liñ nekk di liggéey te mooy daara bi ngeen jàpp si jox xale ñu lekk emu leen ci loolu ngeen isi ay garab pour ñu samp ko ci area bi ak ci gox bi loolu tam sant yàlla bu baax bu pare ngeen ñëwaale tam ak waxtaan ak nit ñi dalal xel nit ñi loolu tam ci seen yëngatu yi la bokk ba tax na ñun tam kontaan nañ bu baax a baax ci ñëw bi ngeen ñëw Fass Thiaxo fii di leen ñaanal yéen tam seen yëngatu bi yàlla na si yàlla jàpp yokk leen ba fa ngeen bugg mu àgg ngeen àggale ko fa ba pare tam di xiir ñeneen ñi nga xam ne ñoo may déglu ñu xiir ci yéen pour tam jàppale leen xam naa ne yéen tam yéenay góorgóorlu yéen seen bopp waaye su ngeen amee ñeneen ñu leen jàppale dooleel leen tam dana ci gën a am solo waaye daal lii suñu kàddu daal mooy dëgg-dëgg kontaan nañ bu baax a baax ci boole gi ngeen si boole daara yi xam na am na ñoo xam ne bu ñuy yëngatu yëpp si school bi rek lañ koy farale waaye boole bi ngeen si boole daara yi soo ñun tam kontaan nañ ci loolu baax ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm bu baax di ñaan yàlla mu yokk leen dëgg-dëgg kontaan nañ bu baax a baax macha allah kontaan nañ trop ah baax na jërëjëf jërë ngeen jëf waay. Okay. My name is Ibrahim Saho. I'm from Fas Omar Saho, but staying in Combo. So it's a pleasure to talk to this medium, Fine TV, and speaking on this occasion when the three-piece initiative, 360 Peace Initiative, are here to help Madrasat Imam Nafi in Fas Omar Saho. So we're very grateful and very happy to receive you. It has been a pleasure since we came here yesterday, and this is a very laudable initiative, coming here to help the students who are in need really of this food item that we brought, and also the sensitization that you have done at the madrasa, inviting the communities, the head of the communities, BDC head, and the alcalo, the imams, they're all here. And really the sensitization was very, very timely, as we're living in a very dangerous time, especially in the times of climate change, where there is a need to sensitize the people concerning the falling down of trees. It is very, very rampant in this area, and I'm really sure that they've got the message. It's quite important that if it is necessary to fell down trees, they should at least replace them. And I believe the message has gone home. We're very grateful for them, for the community also being open up to listening to what you have to say to them. And on behalf of Sir Omar Sa, who is the director of this madrasa, the manager of this madrasa, which I am the secretary. So we're very grateful for your comment. And we urge other organizations who are actually in a similar situation, who have similar initiatives, to embark on sensitization, to approach the communities that are really far away, especially those who do not know much about the climate change and the impact that it can have on the population. So we thank you once again for coming. Yeah, my final message is to follow this channel, and I think this is what we really need to see in the social media right now, other than looking at these things that are happening on the social media. I think people need to learn from you guys. And also, I'm urging everybody, those who are watching this this TV channel, to also do something about this environment, the environmental degradation, and also to help communities that are in need, especially the daras and the madrasas, who are self-funding themselves. They're not depending on the government. So it's good because they're also helping in the development of this country. So I'm a product of that. I know what I'm talking about. So we urge everybody to come on board, to follow the footsteps of Peace 360. Thank you so much. Thank you once again. My name is Mariama Sala.
I am the Global Team Coordinator or Director of Programs at Peace 360 Initiative. Peace 360 Initiative is a movement that is a global movement and international organization that is also currently operating in the Gambia and 10 more countries across Africa and the wider world. So at Peace 360, what I do is to coordinate all other country representatives in different countries like Ghana, Burkina Faso, Sierra Leone, Nepal, Sri Lanka, and so many other countries that I coordinate the country representative in those countries in implementing their actions or in implementing the Peace 360 activities, and also to establish more Peace 360 organizations in different countries as well. So that's what we do. And then part of the things that we do at Peace 360 includes the Impact Project. The Peace 360 Impact Project is an annual program that is organized by Peace 360 on three main aspects. One is feeding, and the other one is tree planting, and the other one is mental health sensitization. These are the three aspects of the Peace 360 Impact Project. But not only Gambia, but all other countries also are doing the same thing in their various countries. And this year, the Peace 360 Impact Project is focusing on feeding 2,000 children across the world and then also planting 2,000 trees. Luckily, Gambia is part of the team, and we are targeting to feed 500 children and also plant 200 trees in some part of the Gambia. That includes Fas Chaho in North Bank region and Fas in Upper Salom. So we are in Fas today. That is for the first phase of the project. The next one will be on the 22nd, which will be at Fas in Upper Salom. So basically, this is about the Peace 360 Annual Impact Project, and this is the third time that we are doing it in this country. The last one that we did was in Basse and also in Burfoot. We also had one in Gen Sanjal. So we are continuously doing this project, and we hope to do more and more of this kind. So some of the challenges that we have is the main thing that every organization will tell you is funding. Peace 360 is not an exception. Funding is a really big problem when it comes to our implementation of activities. The only source of fund that we have is the money that we get from the mother organization, which might not be enough to carry out all the activities. Like today, or like for this impact project, feeding 500 children with a good nutritious meal and then planting 200 trees is not something small. So these are things, these are funds that we get from the mother organization, but that is partial. So we have to come up as a team to bring up or to raise more fund to do this kind of activities. You write to organizations, you write to individuals, but it's very difficult for you to get fund. So that is the biggest thing that we're facing right now as an organization. We also have other issues with implementation of activities in some part of the country that is also related to funds, like having an activity in Basse, which might include transporting a lot of people or transporting some of your members to that area. Because of the distance, it will be very, very difficult for you to be able to implement your project. So basically, I think all the challenges that I have to mention are all related to funding in one way or the other. Because with fund, we'll be able to do this. But without collaborations with other organizations and support from other organizations, we will be stranded at some point, and it will be difficult for us to be able to do everything that we want to do as we expect. And my final message to everyone out there is that we should try and support these kind of initiatives, because this is not a project that we just come and write proposals and then do a project one day or the other and then go. But these are projects that we do to show kindness, to also combat climate change, like sustainability. So in the issue of tree planting, we plant trees that are going to stay there for life, or we expect them to stay there for a long time. So people should, I will advise all young people to join us in this movement, and also to sacrifice for our nation and support Peace 360 and any other organization that is doing something great like what we are doing. Because feeding, the impact project that is feeding, tree planting, and mental health sensitization is not the only thing that we do. We offer trainings on mental health, we offer trainings on peace and conflict resolutions, and so many other things that we do. So if we have more members and they are committed and they are supporting us, it will be really easy for us to do that. So we call on individuals, that is philanthropists, we call on government, we call on other organizations
to help us to achieve this goal that to achieve something that we have started, because we are not the only country that is part of Peace 36. So even with that support, we still need more support so that we can perform as expected. Yeah.